ta'ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure. Toute personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. Poème sur le prophète, numéro 48. Le pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mohamed Mahi, paix et salut sur lui. Ton retour d'exil de Médinatul Munawwara à la Mecque restera à jamais gravé dans les mémoires, car en ce jour, tu as appris à tes fidèles compagnons que la plus sévère des punitions, c'est le pardon. Apeurés par ton immense armée, les gens de la Mecque, dirigés par Abu Sofyan et autres, qui t'avaient insulté, pourchassé et sortis de la terre qui t'a vu naître, pensaient que la vengeance serait la seule chose qui t'animerait. C'était mal te connaître. Ô prophète au cœur de diamant, en plus de les avoir graciés, tu as demandé à chacun de tes compagnons de partager leurs biens avec ceux de la Mecque. Ta noblesse, ta bonté et ta clémence sont sans commune mesure. Billahi ya Bar, ya Gore, ya Gunti Mindef. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشان عظيم البرهان شريف السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان بوكي c'est le xarit mooy dellu si waat encore une fois si cette permission di waxtaan ak yéen si suñu rappelu aljuma mubarak doomu Adama ñu koy wax nit Allah subhanahu wa taala daf ko mooñaaleel muy am mbégte yenn saa yi mu am safaan ba maanaam muy mer di am lu ko naqari loolu ak àdduna ñoo ànd képp ku dul mer de temps en temps su jaree mer doo am lu lay naqari doo am looy bañ c'est parce que quelque part da nga feebar am na lu manqué ci yow parce que nit bu matee rek foog muy am lu koy naqari di am lu koy neex muy am bànneex su waree am bànneex mu am naqar su waree am naqar mais loolu lépp nag xarañte suñu yaram mooy décider di choisir su fekkee ni fi nga war a amee naqar da ngay yëg bànneex y'a problème su fekkee ni fi nga war a amee bànneex naqar fi nga war a amee bànneex da ngay yëg naqar y'a problème parce que dafa am dysfonctionnement kon quelque part dans ta tête si ce système nerveux si système limbique bi nga xam ni moom mooy gérer les émotions quelque part dafa am problème da nga feebar waaye yooyu nag mooy andi doomu aadama fu ñu tase di war a yéen des fois di werante ku nekk di défendre sa position loolu dara nekk aussi tant que di koy jaarale si yow ku nekk di ko jaarale si yow bu fekkee ni daje ngeen des fois di ngeen xuloo loolu kenn mënu ko bañ c'est inhérent à la vie loolu yàlla moo ñu ko mooñaal leen waaye nag toujours ñun ñëpp nañuy jéem a gérer toutes nos émotions ba bañ di xaabaabal ba nga xam ne loolu lépp su passé gàncax du am ça veut dire booy
booy werenteeg nit wala ngay xuloog nit bul indi rancune bul indi vraiment problème ennemi waaw fexeel ba user jéem a défendre ses positions user de tes connaissances li la yàlla may nga réfléchir pour mën a gagner la discussion mais boo nekkee mal en point nga bëgg di indi ay jugement de valeur yoo xam ne après da ngay ruus fi yooyu yëpp passé di xoolaat bu baax ni ñuy doxale ak ñun ak suñuy xarit yi ñun ak suñuy mbokk yi ñun ak doomu aadama yi seen bopp. Après la guerre c'est l'accalmie et après l'accalmie vraiment c'est la paix nit ki da nga war a fàtte lépp lu ngeen doon discuter ngeen jàppante ñun ñëpp benn la lu doomu aadama la lu que ça soit ki am xaalis que ça soit ki am xam-xam que ça soit ki amul xaalis amul xam-xam ñun ñëpp ñoo yem si yàlla rek moom moo xam kan moo gën te ki gën moom sûrement dafay nekk ki nga xam ni moom moo ëppale ay vertu moo ay qualité intrinsèque moo gën a baax te rek la ñu war a ñaan baax mooy alal kon maa ngi ñaan ñun ñëpp ñu yàlla may ñu baax xam naa ne yéen ñëpp baax ngeen waaye nanu yàlla dolli baax encore et encore bu doy baax moom mooy alal mooy tax nga am bànneexu àdduna bu la kenn defee dara soo baaxee di ko jégal di ko baal surtout su ay nit ñëwee di la jubóol ak diw ngir yàlla loolu mënuma comprendre nit ñu lay jubale nga bañ ni doo juboo loolu moom bu fekkee ne yow yaa ngi jaamu yàlla donc dooy nangu ñu lay jubale doo ko nangu xoolaatal bu baax doomu day sa jaamu yàlla am na lu si tax parce que kuy jaamu yàlla bu sell bu baax chaque moment booy jëm chaque jour chaque année di nga gën a laa biir sa xol dina gën a attan lu mu attanul woon sa jëggale dina gën a vraiment yaatu sa dënn dina gën a yaatu waaye nga bëgg di ñaan yàlla à chaque fois ngay ñaan yàlla te yow créature yàlla bi jéggalu la te allahu subhanahu wa taala nit ki di ko toj bu gën a garaaw moom muy baal nit kooku yow ñu ne la baal ko nga ni doo baale waaw loolu lu garaaw ak wàññi bu la mën a def da nga war a jéggale parce que ki ñuy roy Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da doon baalaate yonent yëpp dañ daan baalaate amul benn yonent bu rancunier nitu yàlla yëpp danay baalaate di jéggalaate dañu yàkkamti sax bala nga leen di wax jéggal ñu ñoom ñu jéggal la waaye fekkee da nga bëgg di jaamu yàlla yow da nga gëm yàlla da nga ragal yàlla maanaam kon képp kuy nit bu baax di un prophète un savant un saint ñooñu ñëpp dañuy jéggalante di baalante bu baax waaye yow bu ñu ñëwee ni la baalal diw juboo leen ndax àdduna bi dara jaru ko fi yow nga di mukk doo juboo te doo baalaate te loolu ku koy faral di def di ko faral di def war nga xoolaat sa bopp parce que nag fekkee ne yaa ngi jaamu yàlla di jaamu yàlla tout le temps di jaamu yàlla di nga dem ba benn moment boo xoolee sa bopp xool bu baax di nga xam ni il y a quelques années li nga xam ni daaw ko jéggale
léegi yaa ngi koy jéggale sans problème li nga xamoon ni daan nga ko mer léegi di nga gis ni dootoo ko merati te loolu lépp lu koy waral mooy jaamu yàlla bu sell jaamu yàlla bu sellee rek aw yoon nga ragal yàlla bëgg yàlla rek dina la defal yaaku dënn nga am xol bu leer nañ bi nga xam ni lépp da si xaj ba nga xam ni di nga mën a baalaate di jéggalaate parce que comme ni ma ko waxee sànq allahu subhanahu wa taala day jéggalaate bàkkaar bu mu mën a doon budul shirk muy bokkaale moom nee na dina ko jéggalaate te nee na yërmande moom moo ëpp fuuf meram kon pourquoi ñu duñu liggéey pour am yërmande pourquoi ñu doomu adama duñu liggéey pour am vraiment bànneex boobu nga xam ni parce que yërmande bànneex la ñu jéggale bànneex la xam nga nit def la dara wax la dara nga waroon mer nga reetaan di ko jéggal naa la nit bëgg sa oto nga yàqal la nga wëlbati ko di ko jéggal naa la te yàlla tax te kooku yàlla rek moo lay fay dañ leen xoolaat ba foofu defe naa ne laay yem leen wax ni man xaw ma dara yéen a ma gën a xam damay def rek yàlla santaane allahu subhanahu wa taala maanaam defalante ay rappel ku nekk di bind sa morom buñ ko defee dina nu wàññi bàkkaar yi dina nu wàññi vraiment erreur yi nga xam moom la ñuy def si àdduna bi ba nga xam ni dañ nekk nit ku sell nekk baax ñaan yàlla may ñu ñëpp baax parce que baax rek moo la mën a comme ni ma ko waxee woon sànq baax rek moo la mën a yóbbu vers la félicité et la béatitude avant ngay rejoindre Allah subhanahu wa taala kon nag maa ngi ñaanal aussi cette jeunesse là qui m'est très chère la jeunesse sénégalaise et pourquoi pas la jeunesse africaine la jeunesse du monde yàlla defal ñu nekk ay jeunesse yoo xam ni nekk jeunesse saine des jeunesse saine travailleur ba nga xam ni àdduna bi dina gën a neex Sénégal dina gën a neex dans l'avenir l'Afrique gën a neex yàlla na ko yàlla def maa ngi leen di ñaanal sàkk si yéen ñaan leen wax ba beneen yoon jërëjëf. Dans l'Ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure dans la personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah azza wa jal,